salaamaaleykum mbokk yi faral di ànd ak seen mbokk Cissé Leral da leen ak jàmm ci seen programme occasion comme ni ñu la ko waxee ñu fas yéene ci permettre di leen wan ay inscription wala bokk ay porte université yoo xam ni étudiant bi des fois dina bëgg di ko am pour mën a génn jàngi wala pour mën a def ay formation en ligne pour mën a am ay certificat yoo xam ne dina ko permettre pour bu bëggee liggéey ëllëg mu amal ko njariñ. d'accord donc comme ni ñu ko waxee woon ci vidéo bi passé ànd ak bi nga xam ne defoon nañ ko ak Ousmane Yahya donc mu aju woon ci lu jëm ci inscription université Al Qasimiya bi nga xam ne foofu lay jàngee moom donc ci université boobu nga xamante ni ñoom ubbi nañ seen porte d'inscription depuis le 10 bi passé waxoon nañ ci lu aju ci wàllu shuruut yeeg mustanadaat yeeg maanaam documents yi ñu laaj ak yooyu yëpp waxoon nañu ko ci vidéo bi passé nga xam ne moom lañ defoon ak moom. donc boo ko gisul mën nga delluwaat ci description bi ci suuf ci vidéo bi ci YouTube di nga ko fa fekk wala nga dem ci icône bi ngay gis ci sa côté càmmoñ wala ndeyjoor ci YouTube xam nga fu mu féetee sax d'accord di nga ko fekk foofu de toute façon donc tey ñu ñëw ci ban yoon ngay jaar ba daal di dugg ci seen site internet daal def sa inscription boo ñëwee nga daal di bind fii par exemple nga ñaar di ñëw benn browser bu mu mënti am moo xam Chrome la wala Microsoft wala bu mu mënti doon nga daal di bind Al Qasimiya University donc boo defee Al Qasimiya University moom ngay gis ni donc page bee nekk nii boo ñëwee nga daal di tànn d'accord boo ñëwee nga daal di tànn lien bi nga xamante ni moom ngay njëkk a jot donc moo nekk ni Al Qasimiya University donc boo ci duggee nga xaar ko quelques secondes après mu daal lay indil page bi nga xam ni mooy page officielle wala boog site bi nga xam ne mooy site officiel université bi boo ñëwee en anglais lay dikkee donc mën nga ñëw fii changer langage bi def ko arabe wala français bi complété wu parce que boo duggee ci yenn place da ngay gis ni danaan la ñu ngi ciy liggéey pareegul ci traduction bi quoi donc nga ñëw tànn par exemple langage arabe après mu convertir le site internet bi yóbbul la ko langage arabe donc bu ko indee da ngay gis fii li nga xam ne moom la jaamia bi composé woo donc boo bëggee information mën nga ko fay fekk boo bëggee information lu aju ci wàllu suunul académie moo xam kulliyaat yi nga xam ni moo am ci jaamia bi académie yi donc boo ñëwee fi aussi di nga fekk xayatul jaamia moo xam jaamia bi lu mu làmboo ci ay marafiq moo xam sakan wala maktaba wala yu ni mel donc tey li ñu amal importance mooy al qabul wa tasjil donc boo ñëwee fii fi ngay dem mooy kayfiyatu taqdim boo ñëwee kayfiyatu taqdim après nga daal di cliquer ci kawam donc mu indil la page bi ñu ko fekk ñetti étape première étape bi mooy lan qabla tasjil avant ngay tasjil lan nga soxla waxoon nañ ko moom lañ defoon ci vidéo bi passé donc boo paree deuxième étape bi mooy lan sajjilil an nga xamante ni ci la ñuy ñëw tey d'accord bu ñëwee sajjilil an mu yow ñu xutwatu thaniya donc ñu daal di def sajjilil an donc bu ñu defee sajjilil an di nga gis ni lan mu indil la li nga xamante ni mooy inscription bi lu mu composé woo nga xamante ni 7 étapes la première étape bi mooy taalimaat dinañ ko lire bu gaaw nga xamante ni donc waxoon nañ ci lu bari mais dina la permettre nga gën koo comprendre tey boo ñëwee fii yajibu ta'biyatu jami' al bunut maanaam tey question bu ñu la laaj ci inscription bi boo gisee mu am étoile donc boo gisee moom étoile najma bi star xamal ni danga ko war a réponse mënoo koo escape mais bu amul najma bi wala bu amul star bi donc mën nga ko escape mën nga koo sauter daal di dem donc lu aju ci wàllu document yi na laaj ñoom nee nañ document yëpp dafa war a nekk lan en format GPG donc JPEG donc format boobu la war a dikkee ba mu des ñaari mujj yi nga xamante ni mooy ñaari formulaire yi nga xam ne danga ko war a remplir donc yooyu moom format PDF nga ko war a lan nga leen ko war a envoyer d'accord ñu ngi lay joxaat beneen information di la wax ne yow li nga tànn fii nii ñoom liñ lay permettre wala boog jàng bi nga xam ne moom la lay permettre académie boobu mu ngi dépendre ci li nga tànn fii ak ñoom capacité bi nga xamante ni moom lañ am ci ay places ci seen université donc ñu tàmbalee inscription bi première xutwa bi mooy lan lu aju ci wàllu baramij donc da ngay tànn baramijul da ngay tànn amul dirasé bi boo ñëwee nga tànn 2020 année scolaire nga daal di ñëw tànn ixtiyaaru baramij donc fii ngay tànnee yow lan nga bëgg a jàng xam nga ñetti option première option bi donc nga daal di tànn ban option la donc waxoon nañ ci lu aju ci wàllu al ittisaal wala iqtisaad boo ko bëggee jàng faw nga am IELTS wala TOEFL parce que en anglais lañ koy jàngalee foofu donc kon boo amul TOEFL wala IELTS donc da ngay dem ci yeneen ñetti option yi nga xamante ni moo la dese donc bu ñëwee fii tey par exemple ñu tànn kulliyatul adab wala ulumul insaniya bu ko tànnee dépendre ci loolu la lay indil beneen taxasus bi nga xamante ni moo nekk ci biir donc daan ñëw baccalauréat sul lugha al arabiyya wa adabiha nga xamante ni moo fa am donc ar-rughba thaniya donc muy deuxième option bi donc nga dese ñaari option mën nga tànn kulliyatul Qur'an al karim masalan donc boo tànnee kulliyatul Qur'an al karim nga daal di tànn lan baccalauréat ulumul Qur'an al karim donc ar-rughba thalitha boo paree fii nga daal di ñëw tànn
kulliyatu sharia wa dirasat al islamia donc nga daal di ñëw taxassus tànn baccalauréat sharia wa dirasat al islamia. Ça dépend ci yow bi nga bëgg a jàng ban la ban nga jiital ak ban moo ci topp ak ban moo ci topp noonu nga koy rangale fii nga xam ne ñoom buñ la mënul permettre bi mën laa permettre bi dañ la koy jox ni ko noonu buñ la mënul permettre ñaar yi mën laa permettre bi dañ la koy jox. Ça dépend ci li nga tànn. aywa ñu daal di dem ci troisième étape bi mooy li nga xamante ni mooy al bayanatu shakhsiya donc moo nekk ni donc fii li ngay def mooy da ngay dugal li nga xamante ni mooy sa tour exactement comme ni mu la dikkee ci sa passeport. donc deuxième bi fii nga daal di dugal sa tour comme ni nga ana ci arabe donc mën nga koo sote yaa ngi gis amul étoile mais bi am na étoile kon bi force donc ko war a dugal mais bi amul étoile mooy sa tour en arabe donc mën nga koo dugal mën nga koo bañ a dugal. donc al jinsiya al xaaliya donc fii nga daal di tànn lan mooy li nga xamante ni mooy seen nationalité Sénégal nañu wër fan la Sénégal nekk ñu daal koy tànn. d'accord Sénégal moo nekk nii nga daal di tànn Sénégal donc pare nañ ci boobu nañ ñëw ci beneen section bi. ba tey ci bayanaat shakhsiya lañ nekk mooy données personnelles donc boo ñëwee fii nga daal di dugal li nga xam ne mooy sa numéro passeport donc boo ko dugalee ba pare nga daal di ñëw bërëb bi nga xamante ni foofu la sa passeport foofu lañ ko defaree donc tey par exemple Sénégal la donc nga daal di ñëw nga wër Sénégal d'accord Sénégal moo nekk nii donc nga sar ko sélectionné après nga daal di ñëw date bi nga xamante ni moom la sa visa sa passeport di jeex donc boo ñëwee fii mën nga fee tànnee année bi donc mën nga tànn année bi nga xam ne moom lay jeex fii nii. donc fii mën nga fee tànnee mois bi nga xamante ni moom la passeport bi di jeex en même temps donc moo nekk noonu fii mën nga bës si ñaari coché yi nga xamante ni mu ngi gis sa côté càmmoñ sa côté ndijoor pour mu daal dafay yóbbu d'accord septembre la par exemple fi daal di tànn fii aussi tamit date bi jour bi nga xamante ni moom lay jeex donc moo nekk noonu tànn na moo nekk noonu après nga daal di ñëw fii dugal raqamul hawiya shakhsiya bu dee am nga ko optionnel la mooy sa carte d'identité numéro bi bu fekkee am nga ko bii nii pour ñi nga xamante ni ñoo nekk imaaraat la boobu amul importance mën nga koo sote nga daal di ñëw ci taarixul milad mooy lan date de naissance donc mën nga koo tànnee fii comme ni ñu dugalee woon date bi sa passeport di jeex fi ngay tànnee année bi fi ngay tànnee mois bi donc fii nga tànnee fii journée bi d'accord donc nga daal koy sélectionné après nga daal di ñëw fi nga xamante ni mooy lan makaanul milad mooy fi nga xamante ni moom nga juddoo dëkk bi nga xamante ni moom nga juddoo d'accord boo ñëwee nga daal koy tànn Sénégal d'accord boo tànnee dëkk bi nga juddoo nga boo ci Sénégal lay dépendre daal di lay indi lan dëkk ville yi nga xamante ni moo fa nekk nga tànn par exemple lan Dakar donc boo tànnee Dakar après nga daal di ñëw ci beneen point bi mooy lan lu aju ci wàllu sexe bu fekkee góor nga wala jigéen donc nga coché ko donc moo nekk noonu diyaana bu fekkee jullit nga wala doo jullit nga tànn ko par exemple muslim alxaala ijtimaaiya mooy lan sa situation bi nga xamante ni moom nga nekk moo xam marié nga wala célibataire nga wala célibataire nga wala boo ci monti doon dañ tànn célibataire par exemple après fii nga daal di ñëw daal di lan dugal li nga xamante ni mooy passeport bi par exemple photo passeport bi waxoon ne la JPEG la war a dikkee donc kon nga ñëw dugal ko foofu d'accord dafa am na ma bëgg expliquer boo ñëwee fii par exemple photo passeport moo nekk nii mais danaan la lan ñoom li nga xamante ni moom la permettre nga dugal ko document bi size bi mu war a toll 409 la waru koo gën a yées donc boo amee benn photo boo xamante ne daf koo ëpp par exemple 500 la jëm kaw wala 410 la sax jëm kaw duñ ko accepté donc da ngay ñëw ci site internet bi par exemple mën nga ñëw par exemple boo ñëwee fii JPEG par exemple nga bind JPG compressor donc boo defee JPG compressor mu indi la par exemple site internet bi boo ñëwee fii mën nga tànn lan document boobu donc boo ko tànnee moo nekk nii par exemple mën nga koo tànn comme ça après nga daal di koy dugal donc ñoom da ngay gis ni nag dañ lay wàññil format bi d'accord wàññi nañ ci 72% nga xamante ne dina la permettre nga mën ko dugal fii sans nga am benn problème d'accord donc nañ delluwaat ci suñu sharxa bi donc defoon naa loolu ba pare dama doon rek bu fekkente ni am nga problème boobu ana fooy jaar ba régler ko d'accord nga daal di tànn photo bi fii nga daal di tànn suura shakhsiya haditha donc mooy sa photo d'identité donc nga daal koy tànn fii nga daal di tànn shahadatul milad mooy lan certificat de naissance donc moo nekk nii donc après fii nga daal di tànn li nga xamante ni mooy lan photo Imaaraat donc bii option la bu fekkente ne da nga nekk Imaaraat bu fekkee nekkoo fa bii du pour yow ak bii nii ci suuf aussi tamit du pour yow mën nga koo sote bii ci suuf nii aussi wax nu mu tuddati sax carte d'identité la bu fekkee am nga ko mën nga koo dugal boo ko amul mën nga koo sote d'accord ñu daal di ñëw ci li ñuy wax bayaanatul aila mooy li nga xamante ne moo aju ci say famille donc nga daal ñëw fi dugal
ismu waliyil amr, donc mën nga dugal fii sa turu papa wala ki nga xamante ni moo la yor. donc nga daal dugal diyaanaam bu fekkente ne jullit la wala xeyru muslim. après nga daal dugal fii aussi tamit sa turu yaay, donc boo ko dugalee nga daal di ñëw tànn diyaanatul mooy jullit la wala du jullit. donc boo paree foofu nga daal di ñëw tànnaat fii nga xam ne mooy dernier lu aju ci wàllu bayaanaat shaxsiya, ba xam moo def nga wala nekk moo def da ngay liggéey wala liggéeyoo, nga def non. bu fekkente ni da nga am benn aussi tamit bu fekkee da nga am benn problème physique, mooy da nga am problème mu gis wala da nga am problème mu dox wala genre boobu, donc ñoom dañuy préféré nga wax leen ko, nga xamante ni ñoom bu dee accepté nañ la dinañ la permettre nga mën a jàng ak condition boobu nga xamante ni mooy sa problème. après ñu daal di ñëw ci beneen point bi muy lan maalumatul ittisaal, lu aju ci wàllu lan jokkoo. donc boo ñëwee fii li ngay njëkk a tànn mooy lan dëkk bi nga xamante ni moom nga nekk, nga xamante ni bu ñuy jokkoo ak yow foofu la ñuy jokkoo ak yow, d'accord. Sénégal, donc boo ko tànnee pare nga daal di ñëw dëkk ville bi nga nekk, par exemple Dakar, nga daal di dugal sunduqul barid mooy lan code postal bu fekkee am nga ko, bu fekkee xamoo ko aussi mën nga koo bàyyi. fii nga daal di ñëw daal di dugal li nga xamante ni mooy sa compte email. donc compte email bi fexeel mu nekk compte email bu assuré, parce que après si leen lay envoyé information yi ak li aju ci sa wàllu sa demande fu mu toll ak genre yooyu. après fii nga daal di ñëw dugal deuxième baridul électronique compte email bu fekkee am nga beneen mën nga koo dugal fii pour assuré, boo ko amul mën nga koo sauté. donc fii après nga daal di ñëw tànn li nga xamante ni mooy lan pays bi nga xamante ni indicatif bi, par exemple Sénégal indicatif bi 221 la. donc nañ ñëw daal di tànn buñ bindee S ci clavier bi rek dinañu indi fi nga xam ne foofu la S ci tàmbale, nga tànn dëkk Sénégal. donc boo paree nga daal di ñëw fii lan daal di dugal lan li nga xamante ni mooy numéro téléphone bi, d'accord. après nga daal di ñëw fi tànn hatiful manzil, optionnel la, bu fekkee am nga ko mën nga koo dugal, boo ko amul mën nga koo bàyyi mu jàll. aussi tamit nga daal di ñëw fi tànn li nga xamante ni mooy numéro téléphone waliyil amr, d'accord. donc benee sa numéro téléphone la, bii nii mooy sa numéro téléphone ki nga xamante ni mooy sa waliyul amr, donc sa numéro téléphone papa wala yaay wala ki la yore rek. donc comme ça buñ la woowee jotuñ la mën koo woo moom ñu jot ko. ok nga daal di koy dugal fii aussi tamit, d'accord. après nga daal di ñëw fii daal dugal lan sa compte Skype, donc nga daal di dugal sa compte Skype, parce que buñ paree maanaam buñ la accepté dafa am entretien. loolu waxoon nañ ci entretien boobu mooy la ci wàllu muqaabalaat yi. donc mën na nekk online nga xamante ni da ngay soxla Skype wala yeneen programme yoo xam ni dina la permettre pour nga mën a jokkoo ñoom en ligne face à face. aywa après ñu daal di ñëw ci lan 5e étape bi mooy lan lu aju ci wàllu al muahilat. donc muahilat mooy yi nga xamante ni diplôme yi nga xam ne moom nga am. première question bi mooy lan yow fan nga jàngee, école publique la wala école xaas wala shibu xaas la wala ñu noonu école privée. donc nga daal di ñëw fi daal di tànn lan nidaamu shahada thanawiya. nidaam bi ban nidaam la, nidaam canadi, britannique, amérique wala français. donc nga daal di tànn nidaam bi ban nidaam la, d'accord. boo tànnee nidaam ba pare nga daal di ñëw mu àddalu darajaat yi nga xamante ni moom nga am, nga daal koy bind foofu noonu. donc après nga daal di ñëw alfara, maanaam yow ban façon jàngin nga jàng, ilmi wala adabi. adabi mooy jàng yi lay permettre nga daal di boo paree nga daal di dugg jàng al ulumul quran wala genre yu ni mel jàng business wala genre yooyu. ilmi mooy jàng yi lay permettre boo paree nga daal di dem def médecine wala nga daal di def engineering wala nga daal di def IT wala genre yooyu. aywa donc ñu daal di dem ci beneen question bi nga xamante ni mooy donc mën nga saytu foofu ban façon jàngin la. après nga daal di tànn turu école bi nga daal koy bind foofu, par exemple mahad la, madrasa la, nga daal di bind turu bi foofu. après nga daal di dugal fii dëkk bi nga xamante ni foofu la nekk, par exemple mu ngi nekk Sénégal. Sénégal nga tànn Sénégal. aywa après nga daal di tànn ville bi nga xamante ni foofu la nekk, par exemple fi nga amee shahada bi. après nga daal di ñëw dund fii li nga xamante ni mooy lughatu dirasa, mooy ban langage nga ko jàngee, arabe la wala français, franco arabe wala ban langage la. après nga daal di dugal fii date bi nga xamante ni moom nga ko am, comme niñ ko waxee woon sànq mën nga ñëw fii sélectionné ko fii. ok donc après nga daal di ñëw fii daal di tànn li nga xamante ni mooy shahada thanawiya al asliya. aywa donc shahada thanawiya bi nga tànn ko, donc moo nekk nii. après nga daal di dugal li nga xam ne mooy kashfu darajaat saful ashir mooy awal thanawi. aywa après nga daal di dugal haadi ashar mooy thani thanawi bi. après nga daal di dugal
kashfu darajaat li safi athalith ashar mooy bulletin de note bu athalith thanawi. D'accord, boo paree foofu nga daal di ñëw ci shahadat uxra bi mën nga koo sote bu fekkente ne bii lu muy jariñ mooy bu fekkee am nga yeneen diplôme par exemple commencé naa jàng université def naa fa 2 ans am naa diplôme par exemple, donc mën nga koo dugal fii ban façon la genre boobu noonu. D'accord, après nga daal di ñëw fii nga xamante ne mooy luxaat ban yan langage yi nga xamante ni mooy moom nga xam yow, yan langage nga mën a làkk par exemple arabe bu fekkee dégg nga beneen làkk. Après nga daal di tànn maanaam daraja bi qawi jiddan mutawassit daif, nga daal di tànn lan mustawa bi. Donc après nga daal di ñëw fii daal di def lan uxra bu fekkee am nga beneen langage boo dégg, boo defee uxra mu indi la page bi nga daal di def français par exemple, daal di def idaafa. bu la neexee nga daal def aussi tamit bu fekkee am na beneen langage aussi tamit par exemple al wolofiyya nga daal ko fay dugal, ça dépend ci langage yi nga dégg. après nga daal def lan idaafa. d'accord, après point boobu daal di jeex mooy lan li nga xamante ni moo aju ci wàllu al luxaat nga xam ne moo nekkoon 6e étape bi. ñu dem ci dernière étape bi mooy lan mustanadat uxra. donc mustanadat uxra première li lay ñëkk a laaj mooy lan shahada xusnu sira wa suluk. donc boo ñëwee nga daal koy tànn xusnu sira wa suluk. donc boo ko tànnee après nga daal di ñëw fii li nga xamante ni mooy shahada liyaqa sihhiya mooy certificat médical. ok, après nga daal di tànn lan nga daal di télécharger ñaari yi nii ñaari numuzaj yi ngay télécharger, benn baa nekk noonu beneen baa nekk nii. donc ñaari numuzaj yi da nga koy remplir. première baa nekk nii nañ ubbi ñaari pour ñu xool. donc première bi moo nekk nii da ngay remplir lan lii nga xamante ni moom la laaj fii. d'accord, donc aussi tamit da nga ciy boole wala lii nga xam ne moom la laaj ci suuf yaa ngi gis al murfaqatul matluba, am na suura turu lii passeport ak hawiya mooy lan sa iqama ak genre yooyu bu fekkente ni yaa ngi ak moom, ak suura shakhsiya ak sa diplôme bi nga xam ne mooy diplôme thanawiya. d'accord, donc da nga koy remplir boo paree nga daal koy enregistrer. donc enregistrement bi da nga koy enregistrer PDF. waxoon nañ la sànq ne la ñoom yëpp ñu ngi koy accepter par format JPEG ba mu des ñaari yu mujj yi. donc bii da nga koy enregistrer PDF. noo koy enregistrer par PDF, donc da ngay ñëw fii file, boo ñëwee file nga daal di ñëw save as. boo ñëwee save as mooy enregistrer sous. donc après nga daal di ñëw tànn fi nga ko bëgg enregistrer, nga daal di tànn PDF. d'accord, nga daal di tànn la PDF. d'accord, après nga daal di bind fii tur bi daal di def enregistrer. donc da ngay gis lan mu enregistrer la ko format PDF. d'accord, donc moo nekk nii, mais ginnaaw ba nga ko remplir ba pare koy enregistrer format PDF. d'accord, ñu delluwaat ci inscription ba. boo paree nga daal di ñëw daal ko fi dugal. premier bi moo nekk nii, donc boo paree nga daal di ñëw déclaration. deuxième bi nekk nii administratif. donc boo ci amee benn problème rek mën nga ñu envoyer message ci suuf wala nga contacter ñu incha allah bu ko defee inscrire loolu ñu kenn nag, mais mën nañ laa wax bu fekkente ne problème sàngam la. par exemple bu amee problème mu size bi dafa ngande wala genre yooyu, incha allah dinañ jéem a xool nu ñu koy réglé. donc après nga daal di ñëw uwafiq ala shurutil minha dirasiya, jàngoo shurut yi. donc moom nga gisoon sànq, moom lañ doon wax keroog aussi tamit uwafiq ala shurutil qabul aydan. donc bu la neexee nga cliquer fii daal di koy gis, mën nga cliquer fii daal di xam shurut yi. uwafiq ala al iqrari wa taahud, donc tamit moo nekk nii, mën nga cliquer fii mu yóbbu la ci lien boobu nga daal koy lire. donc boo paree ci loolu lépp après nga daal di ñëw fii nga xamante ni mooy lan irsal. donc pare nañ, ñu ngi ci 7e étape, nga daal di def irsal. aywa نجاح التسجيل. أيوة نجاح استمارة التسجيل المقدمة بنجاح. أيوة الرجاء متابعة البريد لدى معرفة حالة الطلب. donc yaa ngi gis compte email bi ni mu amee solo parce que ñoom foofu lañ lay envoyer message yi nga xamante ni lu aju ci sa wàllu talab fu mu toll, réussir na réussirul, donc lan mooy condition woon. donc mën nga ñëw home page wala nga dem isabli safara isiya, mais am problème parce que jeex na. donc kon loolu mooy yoon bi ngay jaar ba daal di inscrire ci li nga xamante ne mooy minha bi, scholarship bi nga xam ni al jami al qasimiya moo ko permettre. donc di leen ñaanal, di leen wax bonne chance, di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu jàppale leen, may leen seen mbébét incha allah. di leen jox di dajeeg suñu yeneen i vidéo ak suñu yeneen i programme. di leen nekk leen si jàmm.